la presse ku ci nekk ñu ngi leen di nuyu di jégalu tamit un peu ci retard bi xam ngeen bon 15h30 lañ leen waxoon mais xam nañu ñëpp duñu ñëwandoo donc li ñu dajale fii tey ñëpp xam nañ ko muy 25 ans de carrière ku ne 25 ans de carrière maanaam wax na maanaam un quart de siècle ku ko def ci métier je crois que la nga ci waroon def yëpp def nga ko ki ko def nag du koo xamante ne dañ koy présenté tey au niveau du Sénégal du ko ñuy présenté au niveau de l'Afrique ni à l'international parce que à travers les œuvres de son père ku nekk xam na ko papam tey mën nañu ne mooy membre fondateur Super Étoile te tey mënuñu wax culture Sénégal te waxuñu le Super Étoile de Youssou Ndour tey papam su bokkee ci membre fondateur yooyu tey doomam jóg def 25 ans de carrière ci wàllu fecc te fecc bokk ci suñu culture ba pare mu teg ci musique donc yaakaar naa ni loolu tey su mu amee 25 ans mu ne dama koy màggal ndaxte premier anniversaire am la defoon bi mu ko njëkk def penc mi bi yoon nag mu ñëw ne damay dem Sorano pour fêter samay 25 ans de carrière donc ci 25 ans de carrière yooyu tey moom la ñu woowee presse bi mu war a am incha allah le vendredi 13 fële ca théâtre national Daniel Sorano ku xam Sorano xam na ni temple historique culturel la tey képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci wàllu art jaar nga Sorano tey ndaanaan yu mag yi ñu fiy tudd ñëpp di wax seen tur Sorano la ñu jaar moo tax tey Oumou Sow dajale presse bi jàkkaarloog ñoom donc point de presse la rek juste point de presse la comme 48 heures moo ñu desee ñeegi ci bés ba ñu woo presse bi ku ci am laaj booy laaj nga laaj ko moom it mu wax leen programme bi naka la tëddee ak naka la déroulé donc je crois que sans plus tarder damay bàyyi Oumou Sow nuyoog yéen sànni ci ay kàddu après ñu jox kàddu gi la presse. Tout d'abord maa ngi nuyu ñëpp di remercier presse bi nga xam ne ñoo fi teew tey di nuyu ñi seetaan yëpp di leen sant di leen gërëm di la sant yow tam Tange ndax ginnaaw yàlla ak yonent bi lii lépp yaa ko waral waaw maa ngi leen di sant bu baax a baax merci. léegi da ngay développé tuuti rek ci 25 ans de carrière. waaw waaw di waaj le 13 mars 25 ans de carrière bi ndax 95 dama Aziz Samb décoré woon meilleure actrice may imité Fatou Mbaye Jali bu Thiès boo xoolee 95 ak léegi ak li jiitu loolu dem Hollande 16 pays ma jël fa meilleure danseuse africaine ministre de la culture bi décoré ma dem Belgique ci festival yu mag yi foofu représenté fa Sénégal def yeneen i raaya yoo xam ne tey jii donc samay maître chorégraphie ñoom mën nañ ko seede dem Sorano 2010 tëgg fa macha allah yàlla may ma ci ndam ma dem 2013 ma dem penc mi def fa tamit anniversaire bu mag bégal sama ay fans léegi nag 25 ans de carrière bi ñëw nag ma joxe thème violence faite aux femmes ndax am na ay jigéen yoo xam ne ñu ngi leen di dóor di leen rey ci seen néegu sëy xale yi tamit yu ndaw yoo xam ne amaguñ sax 5 ans 6 ans ñu leen di violer di yàq seen àdduna loolu nag mu naqari ma ne nag dinaa def sama anniversaire bi boole ci nag thème bu am solo muy violence faite aux femmes incha allah. kon yaakaar naa ni dégg ngeen ni bés bi tëddee muy le 13 mars muy 25 ans de carrière bi muy fêté mu jël ko nag thème def ko violence faite aux femmes yéen ñi fi toog ñëpp je crois que seen plume bind na ci violence faite aux femmes gis ngeen ko depuis presque 2 ans ci ginnaaw am na violence boo xamante ni ñu ngi koy teg ci kaw jigéen ñi tey moom en tant que jigéen mu jëm ci mars mois de mars boo xamante ne mois bi ñuy sargalee la jigéen mu jël thème boobu muy violence faite aux femmes bi ci mujj rek mooy bërki démb bi ñu gis nii bi am Thiès Mariam Diagne ñu jël ko rey ko doon xale bu ndaw donc loolu mooy initiative bi 25 ans de carrière la ñuy marqué ci à Sorano le 13 mars léegi nag la parole est à vous la presse ku ci am question rek mën nga présenté wu présente sa organe posé ko ñu tontu la artistes yi nga xam ne nag invité naa leen mooy képp ku ma bokkal milieu rek nga xam ne commencé même ñi nekk extérieur sax woo naa leen téléphone képp koo xam ne rek jaar nga Amazon même bu dee benn fan jaar nga ci daara ji boole nañ la ci bis bi kenn du wax ne woowuñu la téléphone wala yëgaluñ la ko invité nañ tamit ay leader yu mag yoo xam ne nag nee nañu ñoom seen ñëw surprise la waaw naam gëj nañ leen gis ci scène bi waaye dinañ ñëwee neneen te dinañ jaaxal réew mi incha allah surprise yi bari na trop waaw li may conseillé nag jigéen ñi nga xam ne dañu war a farluwaat ci seen bopp waaw wàññi tamit yenn façon colin yi ndax am na góor ñoo xam ne pédophilie leen tey jii suñu gisee
nit ki romb sol baa wala sol affaire boo xam ne jël na forme wala da parce que man démb rek dem naa Brioche Dorée bi nekk fii nii Nord Foire gis benn xale bu jigéen sol bijoutier sol short tatoué pooj bi mais loolu góor bu ko gis subitement rek sa xel day nekk ci leneen kon ñoom it dañuy agressé góor yi des fois tamit dañ naan góor ñi la mais booy seet am na foo xam ne góor foo ko toll rek ak sexy bu muy gis ci yow dootul bëggati dara lu dul song la wala leen ñoom it ñu defaraat seen ay toogaay gën a am personnalité gën a valoriser seen bopp ndax nag am na góor ñoo xam ne ci sa comportement lañ lay takkee am na ñoo xam ne bu ñu la fekkee ci sa comportement dinañ la ci topp mais bés bu ñuy ut jabar duñ la takk waaw léegi nag génération bu ndaw bi dañu am problème bi ñu am mooy defe nañu suñu jaayuwul defuñu sexy wanewuñu seen yaram duñu jar waaw dañu am folie boobu te folie boobu booy seet homme de valeur day bëgg femme de valeur kon nag ñu gën a rafetalaat toogaay yi gën a am personnalité digne dinañ am góor gu baax boo xam dina leen fekk seen kër jël leen ci farat ak suna waay ci soirée bi waaw côté ambiance dina am son et lumière may gërëm Wally Ballago Seck ndax lépp luy son et lumière taxawal na fa ay matuwaay yu dëgër ak Mouhamed Seck maa ngi koy sant bu baax a baax bu dee spectacle danseur yaa ngi noonu ci ginnaaw dañ leen woo tey pour ñu dund live bi depuis presque 2 semaines ñoom ñi ngi répété parce que man bañ naa ko ba dama woo sama maître en scène Jean Tamba ñoo bokk Sodav woo Matar pour mise en scène bi parce que bés loo ci nekk professionnel sa xalaat waru la doy ñooñu laa woo léegi ñoom nag tey lépp luy spectacle ñoom ñoo koy joxe te dina am ballet comme dama jaar ci ballet boo xam ne sama Amazon moo ko dirigé muy ndikku ak ñoom Baye Mboub ñoom laa dem ak Pa Moussa répété naa ak ñoom dinañ def première partie bi bu ñu demee nag ba ci digg bi ci wàngoo bi nag gars yi dañuy dugg nag ma simeeku nag wane ne loolu moo ma fal tey waaw incha allah comme Calamwana rek ni muy def wala Beyoncé ni muy def day dem ba ci biir rek simeeku ànd ak ñoom ñu chorégraphie waaw parce que loolu moo ma fal moo tax incha allah ak yeneen surprise incha allah waaw. Merci. Oui. Ne Papa Thione. Dëgg la. Oui. Représenté. Waaw. Surprise yi dina bëri de ndax liñ naan dañ ma dugal laboratoire liggéey naa ak studio Faramaren ak ñoom Mbaye Sy ak Papa Thione Wally tey lay dugal incha allah ñoom am na leneen lu nu nar a indi ñoom Faramaren yi ci man lu bokkul ak li Papis Konaté teg nii waaw ndax équipe mooy waaj équipe yi affaire bu doy waar incha allah dina am Papa Thione moom pare na ndax Kiné Diouf tey jii bu ma waxee lii initiative bi pare ko Kiné moo ma dooleel yaay Wally boole maag moomi des médias couvrir ma ndax tëbuma rek def xew bi dem man genre Kumba Gawlo maa ngi koy nuyu de passage day liggéey ci suuf ba mu mokk mu yëkkati man noonu laa def mun naa ne anniversaire bi liggéey naa ko 4 mois à l'avance di ko liggéey ci suuf rek maa ngi sant bu baax a baax mais di ngeen gis spectacle di ngeen gis son di ngeen gis lumière di ngeen gis yeneen facette Oumou Sow ndax Faramaren ñoom nee nañu ñoom dañ ci am wàll ñoom tamit dañuy tëgg ay 2 heures 1 heure du matin Wally mais ñoom dinañ teel a ñëw def seen contribution waaw Papa Thione képp kuy Faramaren daal woo naa la ñu ngi ci biir mais ñi ma liggéeyal daal Wally la Thione ak ñoom Mbaye Sy ak ñoom Benjamin Cheikh Ba de mi ngi xool kii wam agenda nee na moom su voyagé wu dina ñëw toog waaw te loolu moom wax na ma ko te incha allah tey dina ma confirmer moom pare na bu yàgg ba macha allah incha allah merci. Sen TV nee naa leen dama ciy rendre Sosa Bor hommage sama papa parce que def na lu nekk ci musique ingénieur de l'aviation civile de l'ASECNA la woon nekkoon premier manager Youssou Ndour mooy fondateur du Super Étoile man ci ñoom laa màggee Youssou buñ daan joué Médina di ma yóbbu Gambie may fecc
kon tey jii loolu moo ma inspiré sax ba ma mën a nekk li ma doon sama nijaay Amadou Boli di première fecckatu Baaba Maal Dandale ñoon professeur de danse la aux États-Unis kon nag Sow Sabor il faut que ñu rendre ko hommage ndax papa la bi gën ci papa yi ndax mosuñu gis papa boo xam ne day jël ay millions naan demal nga renforcer sa commerce xam nga loolu doy na waar ah kon kooku dama ko war a rendre hommage ñaanal naa ko yal na ko yàlla bàyyi suñu kanam te xam naa ne guddi gii de kulli koo xam ne Sow Sabor rek mësoon na la dooleel rek xam naa ne doomu Sow Sabor boo déggee ne mi ngi xew di def 25 ans de carrière am artistes yëpp am nañ ci wàll muy Youssou Ndour muy Thione Seck muy Baaba Maal Ismaïla Lo di ténor yëpp am nañ ci cër waaw Zal Seck nga xam ne moom it ak Maxu Lebu gi ñoom ñëpp sam papa macha allah am na fu mu jaar ak ñoom macha allah merci. théâtre du mënoon naa ko song sax ndax wax dëgg yàlla samay mbokk alpulaar onon bandiraɓe haalpulaar en mi salmini moon onon fof on jaarama man doomu Kanel laa tey jii fora bi rek bërki démb bi ma fa demee waa fora rek bu fekkee mobiliser nañ rek xajuñu sax Grand Théâtre balaa ñuy xaj Sorano macha allah mais nit da ngay bañ a sauter étape yi dem naa fa 2010 yàlla def mu fees journaliste yi xëy ne Oumou Sow au cours des grands si la coof maa ngi koy nuyu de passage ñoom ñoo ko waxoon donc su ma ñëwaatee il faut que ma def confirmation parce que bëgguma sauter étape yi ndax Grand Théâtre dafa métti mobilisation yi ñii di woo kaar yi fu nekk dafa métti benn Wally Seck laa gis mu fay organiser ngay gis 4x4 yeeg oto yu baax yi gaare mais mobilisation boobu dafa métti dafa lay stressé je préfère ànd ak samay fans ñi ma bëgg ñi ma sopp ñëw ànd ak ñoom fii ñu bégalante léegi nag après yéenay jugé ndax war naa mën a dem foofu wala déet mais Grand Théâtre fii moo ko ëpp kii daal li nga ci mën a génn daal def li nga war a def am loo denc mais fële da nga fay jógee pare bor yi topp la loolu lay ragal je te dis de dafa metti xam nga gars yi sutura rek la ñuy demee waaw mosoo gis ku tëgg Grand Théâtre ne la dama perte alors que ñi perte ñoo ëpp ñi gagné nga bëgg a fay loolu nga bëgg a fay say musiciens déjà man ay professionnel laa jël Papis Konaté xam nga ne du cuune te du jogantu ñii ma jël dalay wóor na ne bu weesul benn brique ñaari brique dina taxaw ak ay professionnel lañ te def naa presque 5 jours de répétition kon man alhamdulillah dem naa ak sama volonté wu bopp daal xam naa ne nit ñi moom jour J la nii ñëw mais man xam naa ne dem naa ak sama volonté wu bopp macha allah lii yëpp maa ko góorgóorlu maa ngi sant bu baax. c'est juste rek pour yokkal la foofu ci sa réponse. oui tey le choix de Sorano. et le choix de Grand Théâtre amul différence. c'est ça. parce que Grand Théâtre 1800 places la. Sorano presque c'est 1200 places. oui donc il y a 600 places de différence. donc 600 places de différents yooyu je crois que tey Souleymane Sorano patrimoine historique la tey Souleymane dafa war a dugg déglu. ñëpp suñu bàyyee Sorano dem Grand Théâtre Sorano day dee. te tey dafa bokk ci patrimoine historique bu sénégalais yi te Sorano ku ko xam je crois que musique traditionnelle fa la commencé ballet fa la commencé la danse classique li tax ñuy wax culture fa la commencé waxuma nag feccu léegi bi fecc boo xamante ni maanaam kenn xamul fooy ko tàmbalee kenn xamul fooy danse fooy daanale feccu feeling la tey Oumou Sow ku ko xam ci chorégraphie la ko xamee tey loolu moo yóbbu turam partout à travers le monde tey su ñu demee ba jël Oumou Sow teg ko ci administration bu mel ni SODAV mu représenté fa képp koo xamante ni da ngay def chorégraphie donc dafa am lu mu wanee ci wàllu danse maanaam li tey Khady Niang bàyyi woon fii tey li Germaine Acogny bàyyi woon fii tey Oumou Sow mi ngi koy firndeel donc yoon la tey Oumou Sow delluwaat ci place bu mel ni Sorano pour feddaliwaat coloré en plus wax na la côté chargé effectivement artistes yu bëri dañuy tëgg Sorano mu fees del gars yi topp leen diir leen yaakaar ni am nañ ci dara alors que suñu paree ay bor lañ koy fayee parce que Grand Théâtre déjà salle bi dafa cher lañ koy loué dafa cher nga war yëkkati sonorisation dugal ko fa bi mën a contenir Grand Théâtre dafa cher tey taxe yi ngay fay maanaam taxe municipale yi ngay fay taxe perception yi ngay fay taxe SODAV yi ngay fay c'est plus cher au niveau de Grand Théâtre te nit ki tey sooy investir da ngay bëgg a am retombée amul kenn koo xamante ni da koy day yëkkati ñaar fukk jënd dara ne dama koy jaayee juróomi dërëm yow miy liggéey tey yor sa caméra mën nga balaa déwén nga am caméra bu ëpp puissance bi donc loolu moo waral choix wu Sorano donc pour dundalaat Sorano wane ni ko Sorano ça fait partie de nos patrimoines historiques comme Grand Théâtre donc loolu moo taxoon loolu laa ci doon yokk soo amee beneen question aussi amul problème ñu ko déglu. c'est ça. waaw Guigui moom mi waxuma la préparé sax mais mobilisation bi muy def biir Grand Yoff rek loolu rek tooy na xol Guigui mi ngi ñëw léegi nii dafa war a répéter ak man parce que am na artistes jigéen yu bëri yu ma invité
man daara laa yore Amazon daara la te 25 ans de carrière ku ne xaj na ci ñii jàppale na ma Papis Konaté def na ci ay son ñii ku ne jàpp na ci sama carrière kon tey presse yëpp danseur yëpp bés bi ku ci nekk am nga ci wàll waaw Guigui mi ngi ñëw yeneen daanaan ñi ngi ñëw tamit ndax beneen daanaan bu mag démb rëcc na leen te xam naa ne moom it surprise la waaw teraanga rek mu am solo man teraanga rek laa sekk ak ñëpp te woo naa ñëpp waay Tange bi nga xam ne macha allah moom it lépp luy communication ci moom laa ko teg li waral ma am fitu def lii macha allah. waaw juste question bi nga posé ñëpp xam nañu temps yi aduna bi yëpp soo xoolee à travers l' international ñu bëri ñu ngi cancel seen ay événement par rapport ak maladie boobu wàcce fii muy balaa man balaa laa ko mën a jàppee parce que xamuñu fu mu jógee muy coronavirus mais yàlla daf ñu defal sutura ñun Sénégal ab cas yu ndaw yuñ ci amoon yàlla may ñu Sénégal moo gën a tuuti yaakaar naa ci pays yu nekk ci monde bi yàlla may ñu faj ko bërki démb jot nañu lettre de félicitation ambassade France di féliciter ministère de la santé par rapport ak premier cas bi ñu fi am te benn français dugaloon ko fi ñu faj ko en moins de 72 heures donc problème coronavirus bi yaakaar naa ni tey du poser problème par rapport ci événement bu mel nii même tey soo xoolee en Europe bépp événement boo xamante ne dépassé na 1000 personnes rassemblement yooyu la ñuy interdire plus particulièrement fa la gën a fréquent tey soo xoolee États-Unis la gën a fréquent à New York tey soo xoolee foofu dara doxatu bi donc tey yàlla dimbale nañu ci loolu ñun Sénégal surtout ak période bi ñu ko defee muy tàngoor bi muy feebar boo xamante ni aussi gëm nañu ko fépp fu chaleur bi dépassé 27 degré feebar bi du fa gaaw a dund te yàlla xam nga ni jamono jii ñu toll waxuma la 27 degré waaye ñu ngi ci ay 35 degré donc côté coronavirus moom ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di ko santeewaat suñuy kilifa diine yi fi tëdd nee naa leen ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba fu mu tëdd dina am lu mu fa bàyyi ku mel ni Alaaji Malick fu mu tëdd dina am lu mu fa bàyyi ku mel ni Maam Baye Niass fu mu tëdd dina am lu mu fa bàyyi ku mel ni Maam Limamou Laye fu mu tëdd dina am lu mu fa bàyyi ku mel ni Cheikh Bou fu mu tëdd dina am lu mu fa bàyyi kon côté coronavirus bi yaakaar naa ne tey su doon posé problème tey su ngeen demee Almadies da ngeen di fekk boîte yëpp ñu tëj ko mais su ngeen demee Almadies boîte yeeg restaurant yi ça fonctionne normalement parce que précaution yëpp je crois que l'état du Sénégal jël na ko en plus avec cette forte chaleur donc gëmuma ni que ci coobare suñu borom coronavirus war na indi benn impact ci porte mobilisation ndaxte su ko doon indi yéen tey du ngeen teew fii ci point de presse bi donc loolu la ñu amoon lu ñuy toog le 7 sax gars yi tëgg nañu le 7 voilà waaw commencé nañ tëgg même Titi sax tëgg na concert am bi biñ doon wax dañ ko annulé ñu ngi sant bu baax di wax ne nag bés bi président de la république lañ ko tuddee ak Marème Faye Sall donc ñoom dañ leen xeexal ci politique bi ba gagné Médina waaw kon nag xam naa ne bés bi dañ koy ñaan rek ñu may ñu ko ñu def ko ci bisimilahi rahmaani rahim eggali ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ndax yor bés dafa metti bés bi dafa metti ci man mais dama sant rek ndax Chérif Abdourahmane Fall ci laala maa ngi koy ñaanal yal na yàlla yokku leeram vendredi dañu nekk ba 22h man ak moom ñu waxtaan tey mercredi bi la ma joxoon rendez-vous pour ma ñëwaat këram balaa may ñëw ci conférence de presse bi dem naa fa def samay yi ma war a def ak moom daal utaat ñaan ci sëñ Aziz Fall kon sëñ Abdourahmane Fall ci laala doon koy ñaanal ndax bés bi daf ma ko ñaanaloon sëñ Abdou Karim Mbacke ñaanal ma ko ne ma demal nga tëgg di nga ko def ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin ak samay waajur kon nag maa ngi sàkku ñaan ci ñëpp ñu ñaanal ma bés bi ma am ci ndam te xam ne jigéen laa am naa staff mais booy seet liggéey bi yëpp staff liggéeyu ko man maa liggéey yëpp démb rek lañ leen jël réunion ak tey ci suba pour ku ci nekk ñu jox la consigne loo war a def mais bu réussir de ginnaaw nag yàlla ak yonent bi ak samay ñaani waajur ak ñaani kilifa yooyu ñaanal ma man maa xeex lépp Tange maa dox lépp yàlla nañu yàlla gën a yokkal ndam li macha allah. ñu ngi lay nuyu bu baax. merci beaucoup ñu ngi kontaan ci question yi organisation bi ñu ngi koy def man incha allah sama staff li nu wax moom mooy 17h 18h maquillage bi moom dafay pare heure boobu 20h pile war na fekk képp kuy sama fans club ak samay nit ak samay mbokk incha allah ñu def mise en place bi 21h on démarre parce que Wally day tëggi Pikine te balaa moo tëgg nee na ma day teew kon man 21h 22h plus tard war naa yéeg te Sorano ñaanaat naa leen ñu xëcc heure bi mais mënul weesu 1h kon loolu li ba tey ci travail naa si ndax dama am ay nit yoo xam ne tàmmuñu teel a génn waaye nag xam naa ne samay mbokk moom ñaax naa leen incha allah surprise yi nag bari boo xam ne soo waxee lépp rek gëm naa ne dootul neex mais bés bu ngeen ñëwee ngeen xam ne Oumou Sow même bu dee benn spectacle bii ci àddina moom lay def nit ñi di koy fàttaliku ba bu may jëm mag incha allah dem Makka tuub toog incha allah ci kàttanu yàlla dina leen marqué yéen ñëpp
parce que man défi la ci man défi bu rëy parce que lii yombul jooy naa ci guddi jooy ci bëccëg nag tëju naa ci ba sonn jooy ndax événement boo koy def am na ñu bëgg mu am mais am na ñoo xam ne suñu sañoon doo am dafa métti mais sant naa bu wér sant naa ndax ñi fi jóge ñaanal ma ci baatin dem dan maa ñaax dan ma yokkaat góorgóorlu ak jom mais ñaan rek ñu eggali ko ci alhamdulilah ndax Sénégal yéene ngeen presse bi sax di ngeen ma yéene xoolal ni ngeen mobilisé woo bàyyi seen lépp ñëw pour jëmm ji xoolal musiciens yi nga xam ne ay kilifa lañ déplacé leen du yomb ndax ñoom seen poche la ñuy xooluñu yow yaay kan mais man damay sant bu wér waa Sénégal ci liñ ma def daal waaw liñ ma def dafa yéeme daal ku ci nekk jël nga affaire bi ne yaa ko moom merci di gërëm jëmm ji bu baax Tange ndax dafa jàpp bu baax ci sama carrière di gërëm Aziz Samb ndax ma ne salle bi ñaata la bugguma sax mu siiw waaye ku la defal lu baax boo ko waxul booy lim say noonu nanga ko ci boole borom Oscar maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal gudd fan këram la ma woo jox ma lu bëri moo jiitu ci man nag waaw maa ngi koy gërëm maire Kër Massar ñoom it Aldo ak Moustapha Meng Isaaxa Diop dëgg-dëgg mënu ma leen fay te nag booy def bés ku ñëw nekk premier jour sax ne la jëlal 10 francs yi jëndee ko ndox kooku danga ko war a bokk ci seen priorité maa ngi leen di gërëm di sant sama DG Jamet Tidiane Ba ndax mi ngi mobiliser waa Médina pour ñu ñëw dooleel si ma merci beaucoup. jigéen laa bu am yërmande ndax sensible boo xam ne lépp lu may def samay famille sax dañ may woo di ma ñaax ne ma dëgëral mënuma concevoir ma nekk jigéen jël sama bopp mettre ko à la place de jigéen boobu ñu violé xool nit amoo lu dul sa honneur man tey su ma jëloon sama bopp man Oumou Sow pasaree ko ci réew mi musicien bu ne ma ànd ak moom artiste bu ne ma ànd ak moom ku ne ma bëgg nekk kii damay dund ak moom kon sama valeur dootul amati maanaa ci réew mi kon jigéen bu nekk war nga valoriser sa bopp ba jëkkër sax boo ko amee war na mën bu la laajee ñaata góor nga mës a àndal sa àddina nga mën ko limal mais boo demee ba mënatoo ko limal nga xam ne am nga ci part de responsabilité kon am na jigéen yuy provoquer góor yi comme ni ma ko waxee sànq waaye am na jigéen ñoo xam ne danoo toog fa ñu war a toog ñu yar leen fi ñu leen war a yaree def si ñoom éducation de base kenn jóge fële ci àll ba dajeeg ñoom xoolal ki nga xam ne dañ ne copain moo ko woo këram Caaroy yóbbu ko ba ci côté police Caaroy bi agressé ko fa rey ko fa mais loolu daf ma ci jooy li ma gën a méttiwaat mooy ki nga xam ne dañ koo takk même pas 6 mois jëkkëram dóor ko ba rey ko mais loolu yëpp daf ma touché moo waral man violence man ambassadrice la lutte contre le tabagisme sama anniversaire bee passé dama doon xeex cigarette te ba léegi ambassadrice la mais dama ci yokkaat lutte contre violence faite aux femmes ci samay li may xeex ci réew mi moo waral sax ma gën a dugg ci politique bi ak social ñetti yi lay xeex merci. comprendront su ñu nee 25 ans de carrière maanaam carrière am ci 25 ans 1995 ba 2020 25 ans la ñaar fukki at ak juróom ñaar fukki at ak juróom yooyu ñi ngi ko xamee ci lu mu tàmbalee muy Oscar des vacances ñu def ko révélation muy fecc ba mu jógee ci fecc ci biir 25 ans yooyu dugg na ci way dugg na ci ay combat yu bëre maanaam ci wàllu social dugg na ci ay combat yoo xamante ni ci wàllu affaire la donc 25 ans de carrière yooyu lay célébrer maanaam ci fecc ci way ci diiru 1995 ba 2020 ci li nga xam Oumou Sow yëpp yaakaar naa ni elle est présente sur toutes les activités culturelles yooyu gis ci àdduna bi yëpp 95 ba tey ji laa wax nag donc 25 ans yooyu nag la ñuy fêté boole ko dox ko benn spectacle maanaam du soirée du concert mais événement la quand on te dit un événement il y aura plusieurs tableaux li ngeen gis li ngeen mës a gis Sorano mënoon na ko yóbbu Grand Théâtre mais du ngeen ko fa gis nee na leen sànq il y aura des ténors de la musique ay surprise lañu di ngeen gis 2 facettes di ngeen gis 2 orchestres am na ñuy répété fii am na lu mu répété feneen di ngeen gis ñaari scène maanaam on ne va pas dévoiler tout le tout sera dévoilé inchallah le vendredi 13 mars au Théâtre National Daniel Sorano 25 ans de carrière yooyu la ñuy fête nekk conseil d'administration bu SODAV di nuyu Ngoné Ndour suñu PCA di fa représenté képp kuy def chorégraphie foofu lañ nekk ci conseil bi tam di liggéey pour di leen xeexal seen droit ñoom danseurs yi ñuy am droit dimanche c'est ça merci ok
li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko. toujours nag les retardataires ont toujours tort. donc di leen ñaaxaar rek di naan merci encore à la presse. parce que da ngeen soxla artistes yi. artistes yi dañ leen soxla. parce que da ngeen soxla tey contenu pour def ko ci seen ay plateforme artiste bi dafa soxla visibilité. surtout jamono ji ñu toll muy 21e siècle. muy jamono de la digitalisation muy. jamono boo xamante ni tey communication site internet ak réseaux sociaux. moo ëpp doole sax télévision yi. donc du ñu def dara lu dul remercier leen jaajëfal leen bu baax a baax xamal leen ni que nag ñi nag yéen ñoo bokk ndey ak baay. animosité du mës a am entre culture ak presse. animosité du mës a am entre culture ak communication. mais nag yenn saa yi du ñàkk ay erreur di am. mais toujours nañuy sóoraale que kañuy waxal suñu yaay la. suñu mag la suñu rakk la wala suñu papa la kooku tamit sóoraale ña nekk ci ginnaaw caméra yi suñu rakk la suñu mag la suñu papa la wala suñu yaay la donc ñu àndandoo rek defandoo ko liggéey bu rafet mais nag am na ay mesures yoo xamante ni jël nañ ko ci le 13 mars du ku ñëw rek indi caméra ak micro nga ne animatrice laa ñu jox la accréditation ndaxte yéen ci seen bopp yéen a ko war a njëkk a xeexal seen bopp ndaxte jamono ji kenn respecté tout journaliste da ngay tourné nit jógee fële créer compte YouTube am tel @gmail.com commencé yor caméra am di filmer di dugal li ko neex di titre li ko neex nit ñi di ko seetaan ku ko seetaan di blâmer toujours la presse sénégalaise am na ñoo xamante nag dañoo dem jàngi ji métier bi xam éthique xam déontologie xam li ñu war a bind xam li leen warul am ñoo xamante ne xamuñu ko te jamono ji yaakaar naa ni ñun ñëpp la ñu boole ci benn sac da ngay wax sax ñu ne la waxu journaliste la te képp koo xamante ne journaliste nga te nga jàng métier bi da ngay ñaawlu loolu da ngay dem ba sa biir kër kenn du la respecté donc am na ñoo xamante ne tey suñu saytoo xam ne ñii kat li ñu yor ñun ràññeew ñi leen ci wàllu presse wàllu contenu la ñu soxla parce que da ngay ñëw tey lu toll ni Grand Théâtre wala Sorano gis fa ay 100 personnes 100 caméra te duñ la laaj lu jëm ci événement ndaw si lan la ñuy xool nit yi fay ñëw xool potin yi ñu amoon ñëw moom la ñu lay interroger suñu xëyee duñ la wax lan moo amoon Grand Théâtre kii nuyu na kii xoolul kii dafa xuloo kii yaakaar naa ni ngalawaay war nañu dépasser loolu ñun ñëpp su dee ñi ngi ko doon def it ñu xam ne ni que erreur la woon te jëmalewuñu kanam ñi jël ko tekk ci ginnaaw ñu jéem a professionnaliser suñu liggéey tey pourquoi la presse africaine est plus développée que nous parce que ils sont soudés ñoom ñëpp benn lañ tey journaliste su gisee koo xamante ni du journaliste daf koy dénoncer da koy dàq fële tey soo nekkee ci organe boo xamante dafa crédible ñëpp xam parce que la crédibilité est très importante donc ñun ñoo ko war a njëkk a xeexal suñu bopp tey du ku jóg rek bëgg naa nekk animatrice am naa compte YouTube da ngay laaju dof parfois nga taxaw nit tiimal la caméra du la laaj bu am solo te yaakaar naa ne loolu ñun ñoo ko war a xeex moo tax bi yoon accréditation yi dañ koy segg ndaxte sans photographe nga teg leen ci kanamu Sorano am na ñu dagg seen ticket toog ci gannaaw du ñu gis parfois dañuy bousculer nit day ñëw ci événement bi sax du dugg ndaxte caméraman bu nekk da koy bëgg a jël te su bañee rek mu foog ni dañ ko mere soo demee nga xool lu ñaaw bindal ko yaakaar naa ni loolu taxu ñoo jóg donc cette fois-ci dinañu xool ñu ñuy accrédité képp ku yor compte YouTube amoo site internet duñu la accrédité c'est pas la peine nga yàq sa face di déplacé wu di ñëw ba foofu il faut qu'on rende les choses professionnelles góom nag soo ko bëggee faj foog mu metti dina am ñu ne woyaay yooyu bañuñu nag ku ñu mere mais defar moo ñu tax a jóg pour suñu image ak suñu der set donc loolu la ñu amoon di leen ko dénk di leen ko wax ñëpp ñu war jox accréditation incha allah vendredi su ngeen ñëwee Sorano à partir de 19h dinañ leen jox seen accréditation képp ku ñu naan mënuñu la accrédité ci njëkk ak teraanga bul indi coow bul indi xuloo delluwaatal ndànk parce que li nga yor xëy na ñun gisuñu ci suñu bopp ci lu ñu gis suñu bopp danañ leen ko jox loolu la ñu amoon lu ñu leen di wax ñu ngi leen di remercier bu baax a baax jërë ngeen jëf